fanweeri simili moo tegu ci juróom-ñaari waxtu xibaar yi léegi lay doon ñi di ko tàmbalee ak procès Barthélémy Diaz bi nga xamante ne woon en appel la woon xam ngeen ko ki nga xamante ne mooy procureur général bi daal dinay wax juge yi nañu daan Barthélémy Diaz juróomi atu kaso yoo xam ne daf koy tëdd dinañ ne dikkaat ci mbir moomulee xam ngeen ko mooy mbiru Ndiaga Diouf bi nga xam ne procureur de la République moom moo defoon appel ci mbir moomulee dinañ waxtaane itam mbiru Adji Sarr mi nga xamante ni moom moo tuumaaloon ki nga xamante ni moom mooy Sonko ne da ko yegg ci kawam tey nag moom Adji Sarr génnaat na di wax ci presse internationale bi Le Monde naka noonu RFI ak Jeune Afrique dinañ ci àddu jëmale jox nañ ci kàddu ñi nga xamante ni ñi ngi fii ci Sénégal ñu wax ci nag seen xalaat ci mbir mi jàpp nañ ne faaw procès bi mën a am bu ko defee ñu xam fan la wànnent di mujjee ki gëtëm fële itam ca Géejawaay xam ngeen ko tey jii la ñu tabb boole woog la ñu war a tabb ci subaak léegi sax door nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy le bureau municipal ñi nga xam ni ñoom la Ahmed Aïdara di maire Géejawaay war a àndal ci liggéey ba xam ngeen ko metti woon na bële yoon waaye ci subaak léegi ña nga sëgg ci mbir mi jàppaleen ne benn bokk yaakaar fu ñu toll nii ñuy wax ak yéen ñoom ñoo ëppaleegum conseiller ci bureau municipal bu Guédiawaye dinañ tamit fële ca Ukraine xool doomu Sénégal yi nu ñu fa nekkee ndax guerre ba diggante Russie ak Ukraine xam ngeen ko ay doomu Sénégal yoo xamante ne jàll nañu ba Allemagne lu ñu bëgg jamono yi ñu ni mooy ñu may leen réfugié kon lii moo nar a gën a fës ci xibaar yi léegi ñu daal di tàmbali ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi Barthélémy Diaz tey jii ci suba jàkkaarloo na ak àttekat bi procureur ba nag daal dinay wax nañ ko dóor juróomi atu kaso yoo xam ni daf koy tëdd parquet général wax na itam cour d'appel lañ ko tëjoon ci instance bu njëkk ba maanaam ñaari atu kaso nañu ko neenal daal di koy nag daal di koy daan juróomi atu kaso famille Ndiaga Diouf biñ ne moom moo ko boomoon ci première instance bi ndax nag bi la yoon cour d'appel joxeegul dogalam ci wàllu wi ñi ngay laaj ñu jox leen 150 millions ci sunuy koppar lu ci mën a am procès ba la ca yoon dogal dinañ ko xam fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu nekk maître Ousseynou Fall bokk ci avocat Barthélémy Diaz mu ngi doon amal déclaration sànq ca mairie bu Ndakaaru. alors vous savez pour affaire réquisitoire bi comme ni ma leen ko waxee gis nga fii nguur gi dañu am benn nguur boo xam ne ku nekk ci kaw mi ngi tudd Macky Sall gis nañ ne que moom lu ñuy wax règlement de compte lay def maanaam ñëpp ñi nga xam ne ni ñu koy gêner ñëpp ñi nga xam ne ni ñu koy ndëbbu jant bi daf leen di bëgg a liquider comme ni muy wax liquider l'opposition à sa plus simple expression gis nañ ko ci dossier Karim Meïssa Wade gis ngeen ko lu mu ko def tëj ko ba pare après 3 ans après daal di ko exilé gis nañ ko Khalifa Ababacar Sall donc vraiment lu ñuy ñaawlu réquisitoire boobu bu 5 ans bu procureur bi jël kooku man bettu ma parce que liggéeyam la dox dañuy wax liggéey boo xam ne dañ ko sant il faut appeler un chat muus dañ koy wax muus xam nga fii suñu la bëggee liquider dañ lay tëj pour ñu priver la de tes droits civiques voilà moom nañ def Khalifa Ababacar Sall moom nañ def Karim Meïssa Wade voilà donc 5 ans le recueillir mais ñun yàlla nañu wekku te xam nañ ne ku dul yàlla nen la. mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko ki njëkk ki maanaam moom ki nga xam ne moom moo tuumaal Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam génnaat na fan yi di wax ci presse internationale bi la yoon wax na ci journal Le Monde wax itam ci RFI naka noonu ci Jeune Afrique moo tax nag ñun fii ñu jox kàddu ki nga xamante ni moom mooy Gabriel Kane jiite association boobu ñuy wax AFROFEV ak ki nga xamante ni chroniqueur judiciaire la nekk fii ci groupe Futurs Médias Daouda Mine ñoom nag ñoom ñaar ñëpp dañoo jàpp ni ngallaawaay faut que justice addu ci wàllu wi bu ko defee ñu xam fan la dëgg bi féetee dañ ciy ànd ak Cheikh Diop. Adji Sarr, bonjour.
Bonjour. Vous avez... ki nga xam ne moom moo tuumaal Ousmane Sonko ne da ko rek doon sàkku daal di addu jëmale ci presse wi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi ko ci biti réew mu nekk mbir moo xamante ni nag jamono yi ñëpp a ngi ciy addu. parce que jigéenu sénégalaise bu nekk ci mété bu nekk ci tiis bay ay médias jógee bitim réew ñëw di ko déglu loolu ñun war nañu xoolaat suñu bopp ak suñu doxalin. benn at ginnaaw bi dossier boobee nag nekk ci tiroir yi ba tey chroniqueur judiciaire wile di xam rek ne lépp lu soxal wàllu yoon dañ ko war a mën a leeral ci mbir mi. parce que depuis mars Ousmane Sonko dañ ko inculpé placé ko sous contrôle judiciaire et depuis boobu amul lenn lu nga xamante ne posé waat nañ ko comme acte. ça veut dire que tey auditionné wuñ ko dans le fond du dossier tey jii même boo xoolee Ousmane Sonko ci boppam déposé na ñaari requête pour que ñu lever li nga xamante moom mooy contrôle judiciaire bi. de la même manière également Adji Sarr gis nga ne mi ngi def ay sorties jàpp ne Ousmane Sonko dafa nekk nit ku nga xamante ne ku am puissance la et que autorité politique yi comme autorité judiciaire yi dañ ko ragal moom moo tax dossier bi avancé wul. donc nag comme dañ ne justice moom mooy dernier rempart et que justice mooy ki nga xamante moom war a arbitrer litige moom moo war a jouer pleinement son rôle. ci loolee aw laaj daal di samp mu di ndax mbir mi jéggaani wuñu ko. parce que li xewoon daaw Sénégal adduna bi daanaka yëpp dégg nañ ko Sénégal réew la boo xam ne réewu jàmm la li fi xewoon daaw dans tout le monde entier dégg nañ ñu ci mbir moo xamante ne rafetul donc il faut que ñi nga xamante ne ñoo ñu déggoon daaw ci loo xamante ne rafetul ñu wax leen fan la ñu toll. du Adji Sarr rek moo ko njëkk a def tey jii gis nañ ni Khalifa Sall defoon na ko à un moment donné ci affaire bi nga xamante ne moo ko opposé woon état du Sénégal. Karim Wade def na ko ñeneen ak ñeneen def nañ ko donc tey jii mënuñu reprocher Adji Sarr que moom si boppam muy wax ci presse internationale wala moom sax muy saisir ay juridiction internationale parce que tout simplement jàpp na ni justice su réewam deful li nga xamante moom lay xaar ci moom donc li nga xamante nag permettre nañ ko ñeneen waruñu ko bañal. benn at ginnaaw bi ñu dundoon weeru mars woo xamante ni doon na lu kenn dootul fàtte fii ci réew bu Sénégal te mbir mu nu mel juróon ko mu ñeel mbirum Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne moom moo ji Adji Sarr mbir mi itam doon loo xamante ni dañ koy waxtaanee ba tey. dañuy daal di daw rek fële ca Géejawaay wax lañ leen ko sànq suba léegi kon ña ngay tabb ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a bokk ci bureau municipal bi nga xamante ni maire Géejawaay moo ko war a jiite di Ahmed Aïdara ñu ne nag subaak léegi gis nañ ne installation bi mi ngi jaar yoon waaye li ëpp ci conseillers yi nga xamante ne élire nañ leen Benno Bokk Yaakaar la ñu soqee ko dañ ciy ànd ak Omar Mbow. Géejawaay fii nag luñ fi mën a téye mooy que ne tey la ñuy amal vote. bureau municipal bu mairie bi tey ji nag li ñu fi mën a téye mooy gars yi ñëw nañ commencé vote bi ci deuxième adjoint au maire puisque bi nga xamante ni moom moo njëkkoon mooy premier adjoint bi defoon nañ ko keroog nag ñëpp xamoon nañ nu mu demee mooy coow bi fi amoon tax ñu tëbal ko ba tey nag bi ñu defee vote bi ci deuxième poste bi ki nga xamante ni moom moo nekkoon maire bu Golf di Aïda Sow Diawara moom moo ko daal di jël fii nag ñoo ngi amal vote yi ñoo ngi ci 7e ñoo ngi toll si juróom-ñaareel bi pour benn information bi ngeen mën a téye rek mooy que juróom-ñaari poste yi yëpp Benno Bokk Yaakaar moo ko occupé Benno Bokk Yaakaar ñi bokkoon si ñoom ak ñaar ñi nga xamante ni ñoom kenn kii moo bokk ci coalition Wallu Sénégal keneen kii coalition Gëm Sa Bopp mais ñëpp coalition Benno Bokk Yaakaar moo leen porté fi mu ne nii nag loolu moo wéy di am coalition Benno Bokk Yaakaar moo jiitagum ci mbir yi ñoom ñoo occupé poste yi yëpp Ahmed Aïdara nag ki nga xamante ni moom la ñu fal bees ci mairie bi defagul benn incident il est calme il est serein moo ngi waxtaan ak gars yi moo ngi sax des fois léeg-léeg mu tooñ mais daal dafa mel ni fii daal Benno Bokk Yaakaar moo jiite yëf yi noonu lañ ko mën a tënkee. wax leen ni itam fii dispositif sécuritaire bu mucc ayib moo fi nekk policiers yi ñoo ngi fi partout. tere ñi nga xamante ni ñoom ñooy militant yu Benno Bokk Yaakaar ak yu coalition Yewwi Askan Wi ñëw fii maanaam peut-être pour déranger fii wala comme ni mu amoon keroog mu bañ a amaat di jaajëfal nag ki nga xamante ni mooy caméraman bi di Laye Anne di leen jaajëfal. di la jaajëfal bu baax daal di jàll ci leneen tey nag xam ngeen moom mooy àllarbay des cendres ñu koy wax mercredi des cendres mu yemook bés bi nga xamante ne ci les catholiques yëpp ñi nekk ci àdduna bi door seen weeru koor fii rek ñeent fukki guddi bokk dinañ wala ñeent fukki fan dinañ delluwaat ci sunu borom waajal nag Pâques bu baax a baax lan mooy solo si ànd nañ ci ak abbé Alphonse Nour curé de la paroisse de Saint-Paul bu nekk ca Grand Yoff ci micro Marcel Farba Maroun. lii waral koor gi nag moo di ñun ci suñu bopp dañoo fas yéene dugg ci jamono tuub dëgg
tuub te dellu si ci borom bi suñu yàlla na mu gën a rafete tuub googu nag war nañu rawatina bu ñuy topp lii lay nga xamante ni mooy ndiglewu borom bi Yeesu ci li jëm ci jàppale suñu morom ngir mu gën a yëg boppam ci àdduna si muy miskin yi rawatina muy itamit di woor koor gi li ko wund moo di yëg ci sa jëmm bopp ci sa cëru bopp xiif gi nga xamante ni xëy na mu ngi toroxal yeneen doomu aadama ba soo bés baax na itamit ñu mën a màndu ci lekk bi ngir fàttaliku suñuy morom yi nga xamante ni xëy na seen loxo jot seen ndigi ginnaaw koor gi doon waxtu wi ñaan ci sax loolu laa waroon tàmbale xëy na ndaxte ñaan gi moom mooy li ñuy lëkkaloog yàlla te dañuy may ñu sàkku ci moom dimbal gi ñu war ndax ay nit dong lañu duñ ko weesu. ministre des pêches et de l'économie maritime Alioune Ndoye ma nga woon fële ca Ndar dafa demoon seeti liggéey bi nga xam ni ñi ngi ko doon amal ca brèche ba te mu rayoon fa nag nappkat yu bari ana fan la toll wala sax jàpp nañ ne liggéey ba jeex na mi ngi jar brèche boobule liggéey lañ ca def toll na ci juróom-ñetti milliards ci sunuy koppar moom nag ministre de la pêche Alioune Ndoye mi ngi rafetlu liggéey ba di woo nappkat ya nag ñu daal di wàccoo ak dogal yi nga xam ne jël nañ ko dañu koy déglu ci micro Ousseynou Diop. dragage bi yemb na balisé national bi nga xam ne foofu la nit ñi war a jaar pour am sécurité léegi rek mooy li ñu ñaan rek mooy li ñu tënk li gis ko ci ay formation ak yooyu nit ñi tënku ci loolu pour jéem a aar seen bopp bu ñu nee waruñu dem géej ñu xam ne loolu la temps bi maye ñu bañ a dem géej bañ a en tout cas fooye bakkan yi bu géej gi mayee ñu dem mais toujours topp itam bu ñu dugg si bu ñu jaar ci bël bi fi ñu nga xam ne tey dañ ko baliser bu ngeen fi ñëwee guddi di ngeen gis balisage boobu tey dafay mel na am na ku ma doon wax sànq mu ne comme piste d'atterrissage parce que noonu la éclairage bi ko wone kon ñu jéem a respecter loolu état def na li ko waroon ñu ci sant chef de l'état. ñaari fan ci weeru mars 2020 xam ngeen ne ko si le coronavirus yegg si fii ci Sénégal tey nag muy ñaari at boo xamante ni Sénégal mi ngi dund ak Covid 19 waaye nag mu mel ni lan ñu daloon ca Delta ba sore nañ ko lool ak Omicron bi ndax mun nañoo jàpp ne dañoo xeex wala boog docteur yi xeex nañu bu baax ba pandémie bi bu ñu sañee wax ne mi ngi fi waaj a jóge ba waaye ndax nag bu ñu xoolee ci chiffres yi nga xamante ne am nañ ko ci weeru février bële ñu génn toll na ci lu ëpp juróom benn téeméeri cas ak fukki nit képp wala bokk bu ma ko sax keppal ndax fukki nit bari na ñoo ci ñàkk seen bakkan lañ yan stratégie moo waral loolu yëpp dañ ciy ànd ak Marcel Farba Maroun ak Mohamed Dieng. ñaari at gannaaw ba premier cas Covid 19 daal di ñëw ci Sénégal ndax mën neen wax ne réew mi daan na mbas mi. mënuñu ne Sénégal gagné na guerre bi waaye bataay yim jàmmarloo ak Covid bi mën naa wax ne gagné nañ ko muy 4 vagues yi fi jaar yëpp. virus bi nag dafa nekk loo xam ne virus dafay muté wu dafay buy maanaam day changé nekk yaramam day changé wala nekk beneen façon. virus aussi li nga ko xamee mooy day jékki-jékki am pour yéeg nombre de cas fexe ba nga xam nombre de cas yi dafay yéeg yenn saa yi mu wàcc mais en tout cas li mu fi jot a jàmmarloo mën nañ ne ñun gagné nañ ko. jamono bu coronavirus di gën a tar ci Sénégal jëwriñ ñi ñu dénk mbiru wér-gu-yaram daal di def liggéey bu am solo. depuis début épidémie bi dañoo jël comité de gestion des épidémies ñu defar plan bi nag ñi nga xam ne dafa jàppoon maanaam dafa téyewoon ci ñeent ponk yu bëri. ponk yu bëri mooy prise en charge mooy maanaam di taxawu nit ñi feebar ñi ak aussi di sensibiliser mooy yeete bi mooy nit ñi def masque di raxas seeni loxo wala di def éviter mooy maanaam di moytu yenn ndaje yi am na sax ay mesures administratives gouvernement bi jëloon na ay mesures ay lu mel ni couvre-feu ak ñoom seen. amoon na nag ay jamono yoo xam ne personnel santé bi demoon na ba découragé waaye mësul ñàkk espoir. am na ay jamono yoo xam ne métti woon na lool dañ doon toog. amoon nañu ay tension de lit bien que yokkoon nañu ba junni ak juróom benn téeméer dem ba ci hôpitaux yi am lu ëpp juróomi téeméeri lal mais des fois da doon métti lool am na ay temps Dakar surtout Dakar tension yi métti woon na mais organisation taxaw jafandu bañ a bàyyi jàpp ci ak suñu kilifa moo tax ñu yegg si fii métti na jàngat nañ ci bu baax mooy wane aussi suñu système bi lu mu métti soo ñu comparé ak yeneen hôpitaux yi yeneen pays ñu ëpp doole
duñ seen morom. gannaaw yi les stratégies yu gouvernement bi daal di teg vaccination daal ci yokk mu di occasion ngir ñi nga xamante ni seeni xam-xam dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram di woowaat askan bi ngir ñu yeggali ñaxu bi comme niñ ko defee woon jamono bu variant Delta yegsee Sénégal. communes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci arrondissement bu Fimela ci Fatick ñoom nag li leen soxal mooy ñu xeex salte bi nga xamante ni mi ngi seeni gox ñoom nag ñu booloo ci loolu ñuy wax intercommunalité nar ci ànd ak nag communauté urbaine bu Limoges métropole ñooñu nag bàyyeekoo bitim réew nar leen a jàppale ngir ñu xeex bu baax salte ba foofa dañ ciy ànd ak Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. te mbalit mi rawatina plastique yi yu ni mel jafe-jafe la ci commune yi nga xam ne ñoom ñoo séq arrondissement bu Fimela loolu nag commencé di jaaxal ñi jiite gox yeeg goxaat yi ndaxte mbalit moomu léeg-léeg day indil ay jafe-jafe gàncax gi. commune yi ngay wekk wu Sessène ba Palmarin ñu ngi dëkk ci wetu géej gi ñu ngi dëkk ci zone yi nga xam ne zone mangrove ba dafa sensible te gis nañ ne mbuusi pour nga transformer ko dafa xaw a métti nan lañuy def ba am benn dépotoir boo xam ne ñun ñëpp a koy bokk. kuréel googee ñuy woowee intercommunalité nag commune yi ci bokk Fimela la Diofior Djilas Loul Sessène ak Palmarin ñoom nag atu 2020 ba léegi dañu am benn financement boo xam ni waa Limoges métropole ci France ñoom ñoo leen ko jox ngir rek ñuy mën di toppatoo li nga xam ni moom moo di mbalit mi. Sopifor nag boobu effectivement benn volet rek ci gestion de déchets mooy sensibilisation des enfants mooy école bi parce que dañu xalaat ne loo war a def rek ci ndaw yi ngay démarrer moo tax ñu def projet boobu donc poubelle yooyu. muy 12 poubelles au départ def nañ ko pare après le 14 mars dañuy aussi installer yeneen poubelles dans d'autres écoles. tolloog ñetti fan nag benn délégation bu jógee foofee ca Limoges métropole ñëwoon nañu doon def ay visites ci communes yi nga xam ni ñoom ñoo séq projet bu ni mel ci lañ doon wax fi nga xam ni fa la ñu bëgg a jëm ba tax ñu taxawal projet bu ni mel. Il va s'agir pour nous d'identifier des endroits où ñun li ñu bëgg rek mooy xool teg boo xam ni mën na nekk tuurukaayu mbalit waaye duñ ci yem mbalit moomu faaw ñu koy transformer dàkkuñu sax def ab benn centre de formation boo xam ni dañuy jàppale ndaw ñu am liggéey ba mën a toog ci seen dëkk. Il faut donner la possibilité aux jeunes de rester chez eux. projet bi nag tàmbale nañ ko ñaari at a ngi nii waaye bëriwul woon ay activités yuñ ci def xanaa rek ay activités de sensibilisation yoo xam ni dañ ko doon def ci école yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee foofee ci arrondissement bu Fimela ngir fexe nu xale yi gënee xam njëriñu environnement. grand travaux yi nga xam ne président de la république lancé woon na ko keroog bi nga xamante ne ma nga woon te tournée économique am ki nga xamante ne mooy gouverneur bu Matam tey jii nag dafa wàccoon dem visiter ji fan la liggéey ba toll moom Mouhamadou Mokhtar Wade nee na mi ngi rafetlu bu baax liggéey bi te jàpp ne délai yi buñ cay eggee dina yegg liggéey ba moom nag gouverneur bu Matam fi mu demoon tey jii moom mooy Dandemayo naka noonu aéroport bu Ourossogui foofu la ñuy dem fekki fa Alibandel ñoom. projet yaa ngi tourné muy firndeel ndorteelu liggéey chantier yu gën a mag fii ci Matam gannaaw tukki bi mu fi doon amal daaw tournée économique ba mu lancé fii ay projet yu bëri tey jii daanaka grand travaux yooyu yëpp kon seen liggéey tàmbali na xanaa kon loolee moo tax ba gouverneur diwaanu Matam Mouhamadou Mokhtar Wade génn bureau ma daal di amal ab tournée ngir visiter yenn ci chantier yu gën a fës bokk na ci yooyu la yoonu Dandemayo. xam ngeen ni njiitu réew mi daf fi ñëwoon daaw ci mois de juin bi mu fi ñëwee nag dafa am ay lancement de travaux chantier yu bëri yi mu def waaye ci chantier yi ñu ci gën a ràññee daal moo tax tey ci suba bi ma xëyee dama def chantier yooyu yëpp fee ci route de Dandemayo bi mooy partie sud bi gis nañu que travaux yi démarré nañu ndaxte fi mu ne nii ñu ngi ci li ñuy wax ci nasaraan travaux préliminaires bu ñu paree nag boobu la ñuy doog a teg couche yi ba teg nag li ñuy wax en fait bitume bi ci kaw loolu foofu jafe-jafe yi bëriwul. ci waxtu woowee itam ci jéeri ga rawatina ca Ourossogui fi ñu war a amal ab aéroport bu bees entreprise ya yore liggéey ba ñu ngi sax jëm di jeexal piste d'atterrissage bi. bi ñu ñëwee tamit fii ci biir aéroport Ourossogui bi gis nañu que travaux yi ñu ngi dox bu baax a baax ci kaw loolu it lépp lu ñuy wax piste d'aviation bi daal rafet nañu njort que fii ak weer incha allah dinañ ko mën a livrer li ci des aussi ñu ngi ci fondation yi. ndaxte waruñu réeree mbir que ni aéroport Ourossogui bi aéroport modulaire c'est-à-dire lu gën a bëri ay préfabriqué donc présentement fondation yi bu ñu ko paree monter li ci des moom du jël véritablement temps bu bëri moo tax rafet nañ njort daal ci lu dul yàgg
fii ak peut-être ñaar ou ñetti weer au plus tard xam naa daal aéroport bi dañ ko mën a livrer. lu ëpp juróom benn weer gannaaw tukki bi fi njiitu réew mi amaloon ba ñu posé woon fi ay pierre yu bare tey jii mun nañu jàpp ni projet yi ci gën a bëri tàmbali nañu lu dul Dandemayo axe nord bi maanaam lu jóge Oréfondé ñëw ba ci Diamel yeneen chantier yëpp yi nga xam ni président Macky Sall lancé woon na ko seen ay liggéey door nañu bu baax a baax. dañuy wax ci guerre bi nga xam ne am na ca diggante Russie ak Ukraine xam ngeen ne sénégalais yu bari nekkoon foofu ca Ukraine daw nañu génn réew ma am na ñoo xam ne jamono yi ña nga ca Allemagne ñu ci bari sax dañuy bëgg ñu daal di leen defal loolu ñuy wax réfugié waaye bu ñu moywul loolu ñuy sàkku du antu ñi ko wax moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite FONSA moom mooy Fonds de solidarité des Sénégalais de la diaspora nee nañu sax bu ñu moytuwul Allemagne dinañ leen dàq génne leen seen réew. leeral yeeg Chérif Dia. ñaar fukk ak juróomi doomu Sénégal ya dawee Ukraine dëggu Europe juróom-ñaar egg nañ Allemagne ngir làqatu fa ñoom ñu jàppee seen bopp ay daw làqu ba tax na ñu bëgg ñu jox leen droit asile mu mel ni juum nan ndax mbir yi yombewul noonu buñ sukkandikoo ci kuréel gi di FONSA. am na nag ay Sénégalais yi nga xam ne jóge nañu Ukraine ñëw dal ci Allemagne. ba ñu ñëwee nag entré nañu en contact avec FONSA. loolu warul tax tamit ñu xamal leen ne nañ def très attention ci seen demande d'asile yooyu parce que guerre bi Ukraine bi concerné wul directement les citoyens d'autres peuples donc de telle sorte que fekkee ne guerre bi moo tax nga def demande d'asile ci nekkoo ukrainien wala amoon nationalité bi wala amoo séjour bu yàgg foofu donc sa asile fii en Allemagne pour ñu nangu ko dafay jafe trop te mën na la andil ay problème ëllëg. FONSA di Fonds de solidarité des Sénégalais de la diaspora nekk ci Allemagne di sàkku ci seen naataango yooyu ñu laaj leen su ko mooy mën na leen refoulé indi leen ci Sénégal. africains yi Sénégal yi xam ne ñu ngi dund biir Ukraine fekkee ne guerre bi moo tax ñu daw génn dugg biir Europe wala beneen dugg Allemagne pour def demande d'asile seen chance pour aboutir dafay tuuti dafay minime trop donc ñu leen di exhorter que balaa ñuy entamer procédure demande d'asile boobu nañu wut information yépp ba am ko parce que sinon suñ ko defee après mën nañ leen delloo seen dëkk parce que duñu nangu seen asile bi si boobaa pour ñu delluwaat Ukraine dafay jafe te fu ñu ñëw wàlluwaan si duñ fi mën a toog donc seen avenir dañ koy mettre en jeu. mu mel ni kon du kum neex rek nga bénéficier wu ci statut réfugié ndéem sax da ngaa nekk ci dëkku guerre. li koy firndeel mooy guerru Syrie ba. suñu jëlee en exemple la guerre civile bi xam ne moo amoon Syrie syriens yu bëri dañoo fàqoon jóge seen dëkk ñëw vers l'Europe pour demander asile si pire syriens yooyu dafa amoon africains yu bëri sénégalais yu bëri yu fa nekkoon pour aussi suñ ñëwee demander seen asile. mais ñu ci ëpp seen demande dañ ko rejeté pourquoi parce que en fait guerre civile bi concerné wu leen woon su ma jëlee ci kaw Sénégal yi guerre civile bi concerné wu leen Sénégal yi donc suñ defee demande d'asile par rapport à cette guerre civile seen chance pour ñu nangu leen ko dafay tuuti looloo tax dañoo mujjee delloo Sénégalais yu bëri africains yu bëri seen dëkk d'origine. doomu sénégalais nekkoon ca Ukraine bëgg am droit d'asile ci réewu Europe yi mu mel ni seeni chance lu néew la. bu fekkente ni sax dañoo nekk ci jamonoy guerre Union européenne caaxaanewul mbiri migration. di leen gërëm ci kanam tuuti le journal de 20h Sara Cissé dina fi teew jërë ngeen jëf.